boo amee mu dese la 6 mois boo amee doom toogaat 8 mois. nga jël 6 yokk ko ci 8 mu nekk 14 mois. at ak ay weer yooyu absenté fi ngay liggéeyee bu fekkoon yaa nekk personne bi gën a taxaw foofu nag bu dee Khady Koné liggéey mi présenté journal absenté ñu at ak genn wàll daanaka loolu problème la de. gars yi recruter dootuñu gaaw a recruter jigéen de. faw ñu xoolaat ko moo tax gis nga souvent dañuy demander benn loi te duñu xool fond bi. duñu xool itam duñu mesurer itam conséquences yi. te loolu lu am solo la moo tax débat doo ko jël ci forme bi rek foog ngay dem ci fond bi. malheureusement Sénégalais yi mënuñu comprendre fond. souvent damay wax ni ñiy revendiquer naan góor jigéen revendiquer def nii mën leen ñooñu boo gisee li tax du may ànd souvent ci manifestation yi parce que da nga leen defal promo sans nga rendre ci compte liberté bu bëri baaxul ci góor baaxul ci jigéen sañ-sañ bu bëri baaxul ci góor baaxul ci jigéen kenn ku nekk war nga am ay limite ci wàllu loi limite ci wàllu ngor limite ci wàllu kersa limite ci wàllu lu la sa république di yenn te doo ko yenneeku mais xam nga jigéen bu diplômé ak loo am ay compétence bëgg absenté fi ngay liggéey bu fekkee femme mariée nga 14 mois sa waaye loolu entreprise bi kay nangu dootul bëri léegi nag jigéen dañuy commencé gën a am ay jafe-jafe la ñu doon moytu nag xam nga ci biir loi bi itam nee nañu jigéen bu ëmbee ba ñëwaat congé maternité day jëlaat liggéeyam nangam non mais li ñu doon tiit nag li gën a bon mooy am bi la yoon élève dina ëmb te kenn du ko dàq ci école ba élève dina def naka sul noonu kenn du ko dàq parce que ëmb ba moo koy protégé ak yeneen yoo xam ne ay conséquences la yuy jeexeetaloo ci loi bi ñu doon tàccu te du loi de dañu ne ay complété la lu ñuy complété ab loi la kon lu fi amoon la am fu mu yem ñu yokkaat ci lëf te Sénégal yi seetluwuñu ko lëf loolu nag moo ñuy empoisonné socialement. ngi wax jigéen ñi waaye ndax mënul nekk jafe-jafe également ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy chef d'entreprise yi. oui effectivement chef d'entreprise yi surtout dina nekk jafe-jafe si ñoom defe naa nag jigéen bu fekkee ne moom mooy chef d'entreprise jiite ko bu dee moom moo nekk si place googu xam naa ni dina xalaat jël congé waaye du mat 14 mois comme ni ñu ko waxee su fekkee si le compte bon bu fekkee ni itam nit la koo xam ne man mi Mansour nekk chef d'entreprise jigéen ji nga xam ne amal na ko solo lu bari. amaana du kenn ay jigéen lañu te jigéen ñi yëpp yàlla mën nañ leen may ñu mucc si même période bi defe naa ni di nga perdre mën nga perdre 3-4 éléments. moo tax ma ne souvent loi itam bu ñu koy tëgg il faut ñuy xool suñuy aspiration ak suñuy considération ak suñuy identité yoo xam ne ñu ñoo ko moomal suñu bopp. parce que tubaab bi nga xam ne par exemple day am 14 mois wala 12 mois tubaab bi bul fàtte Khady colonel moom moo dëkk moom kese. moom daanaka fa mu dëkk moom ak borom këram la. bokkuñu kenn c'est différent un peu de la famille sénégalaise bi nga xam ne le plus souvent du mën a ñëpp parce que jamono ji catégorie Khady colonel bi isolement la ñuy dund yaa ngi dégg waaye li am solo mooy ñun famille sénégalaise la ñu xam maanaam jigéen bu wanee lor dafay dellu si li nga xam ne moo di famille ba donc famille bi nga xam ne am nga encadrement tubaab bi amu ko bàjjen am nga ko tubaab bi amu ko maam baa nga sa kër ga tubaab bi loolu yëpp amu ko donc yooyu yëpp il faut ñu siy tenir compte ba nga xam ne effectivement dañu jël décision yoo xam ne du gàllankoor vie et activité professionnelle de la femme parce que tam mën nañu ko jël Mansour décision boobu mais xam lan moo doon problème bi le suivi mooy problème au niveau des entreprises combien de femmes seront lésées combien de femmes seront brimées de manière professionnelle par rapport ak kii nga xam ne mooy chef d'entreprise bi ne man de jigéen ji moom xam naa dama koy mujj bàyyi wala damay wutiwaat keneen koo xam ne du jigéen góor lay doon ma remplacer ko est-ce que dina am suivi du point de vue de la loi par rapport ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk mbir bi ma nga xam ne effectivement jigéen ji dina gën a gis boppam par rapport à sa carrière et par rapport à sa vie professionnelle. Abdoulaye réew Sénégal dinañu tënku ci résolution bu ONU bi nga xam ne ni fukki at bu nekk dañu war a def recensement kon weeru juin bu atum 2023 le Sénégal di amal juróomeelu recensement am ni ki nii sax ay équipe daal dinañu koy déployer ci biir réew mi yëpp bu ko defee ñoom ñu taataanagum ay xibaar naka noone la ANDS amaloon ab atelier ci teewaayu Abdoulaziz Sow Dabax. juróomeel bi recensement ci mim réew dinañu ko amal ci atum 2023 yenn ci opération yi sax door nañ leen ba nuppi cartographie wàcc nañu ci terrain bi ngir door seenu liggéey. recensement boobu nag procédure bi dafa commencé depuis 2021 bi ñu daal di commencé opération cartographie ñu déployé ci terrain bi semaine bee passé 230 cartographes yoo xam dañuy wër réew mi xool fi nit ñi dëkkee pour ñu daal di jël information yooyu yëpp information yi bu ñu ko jëlee pendant fukki weer dañuy permettre ci 2023 bi ñu daal di dem ci kër yi
ci gox yeeg gox-goxaan yi pour mën a recenser population boobu fa nekk. lël bi di boole ñi liggéey ci wàllub données yi ak it waa ANSD muy ñaari fan yu weccantee xalaat ñu ci jaare ngir waxtaan ci bépp tëralin bu ñeel bi lépp recensement. daf ñuy permettre utilisateurs yi ak ñi nga xamante dañuy produire ay données statistiques ñu mën a échanger ak ñoom pour xool seen i besoins xool nan lañ koy dugale ci questionnaire recensement bi pour que 2023 ñu mën a jël seen i mbébét pour mën a xool indicateurs yi ñu soxla yépp nan lañ koy jëlee en charge dans ce recensement là. koppar bi ñu namm dugal ci juróomi li recensement bi li toll na ci 23 milliards francs CFA. ngir ñu ubbiwaat frontière bu dox ci diggante réewum Sénégal ak Mali cadre bi ëmb transport routier wu Sénégal yi ñoom ñu ngi artu jëmale ko ci njiitu réew bi jàkkaarloo woon nañu ak taskatu xibaar yi ni ki sànq fële ca seen siège nekk ca garage Bignona ñoom ñuy xam ne ni daañu dem ci élection législative yi bu ko defee ca assemblée ñu mën faa teewal seen bopp newoonu ci ak Tidiane Diallo. unitaire des transporteurs routiers du Sénégal ñu ngi interpellé njiitu réew mi. wàllum frontière wu Mali. defe naa ne ku dul acteur transport yéeg nga lu xew comme camarade bu war a laa di depuis le mois de décembre ñu ngi bloqué frontière bi oto demul oto dikkut décembre ak léegi mu yàgg lool kon ñun am nañ pas de responsabilité yëgati suñu kàddu jëmale ko ci état bi moo am fu ñu ko teg ndax loolu état bi def ñun dañuy ne awul yoon. cadre bi di xamle pare nañu ngir dem ci élection législative yi ngir représenter transporteurs yi ci assemblée nationale. bi ren dafa décider war a demal boppam ci législative yi ñëw ndax bëgg nañu cette fois-ci du ñu yebal kenn ñooy demal assemblée ñoo fay défendre suñu bopp. kaddu yooyu la ñu ngi koy yëkkati ginnaaw bu ñu doon installé seen bureau bu bees bi. ngook ñëw dem ci seen rubrique seen xalaat. nii di seetaan seen TV ñuy débat affaire grève bi ñu lim ay milliards yoo xam ne te milliards yi est-ce que fa ñu koy dugal àgg na fa wala déet c'est ça le problème lim ay milliards yomb na mais milliards yooyu est-ce que mi ngi àgg fa mu war a àgg c'est ça le problème milliards bu àggoon defe naa gars yi duñ fi ne di grève dañu waxante dëgg puisque jàngalekat yooyu di grève seeni doom a ngi jàng am na ku ma dégg fan yi mu ne doom mi ngi ci école yi mi ngi ci école publique yi ah vraiment doy na waar daal milliards yi moom dëgg la ñu ngi koy lim waaye nag nañu gëstu xool ba xam milliards yi àgg na fa mu war a àgg wala déet. asalaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum waa Sen TV yéen a ngi si jàmm bu baax yal na jàmm yàgg tey nag moom Macky Sall lay wax nag gëstuwaat solde militaire sénégalais parce que dañuy nekk ci àll bii nii. ñoom rek ñooy nekk ci àll bi tey bu ñu tëddee tey ñun ñëpp Sénégal ba mu daj bu ñuy nelaw ba yandoor suñu ñaari nopp xamal ne ñoom ñoo tax ñuy nelaw ba yandoor ñoom ñu ngi ci àll bi du ñu am ndoxu sangu pour ñu am ndoxu naan dañ koy lijjante nelaw moom dañ koy dégg rek waaye dañ ko dul def te dund bi chaque jour muy gën a yokk école yi mu ngi nii privé public yi sax dañ ko yokk léegi te ñoom seen xaalis doyul dara tey xaalis salaire bu gën a élevé tey Sénégal militaire moo ko waroon a moom amuñu droit dem grève kenn déggu leen ñu ngi ne tekk tekkaaral wax dëgg fa yàlla nag nañu gëstuwaat vie militaire de sonn nañ trop boo mënee yokk seen salaire yi bu baax a baax ku si nekk am 400 000 salaire wala 600 000 salaire baax na trop sax. asalaamaaleykum waa Sen TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu képp ku nekk ci plateau bi rek man de moom wax dëgg yàlla suma wax du ci bëri moom man moom ci ñaan rek laay def mooy comme ça gars yi nguur gi dimbale ñu wàññi bagage yi parce que affaire yi métti na trop te client yi ñu ngi dal suñ kaw rek te ñun moom defuñ dara quoi te xam nga ne mënuñuy wàccee te commerçant yu mag yu nekk ci kaw wàcceewuñ te ñooñu tamit mënuñu wàccee fekk tamit nguur gi mooy loolu jàppale wuñ ñi foog ñu jàppale ñi rek ngir yàlla ñu wàññi bagage yi incha allah ok jërëjëf. ok asalaamaaleykum Sen TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu Mansour ak Khady Colonel waaw di wax si rek sama xalaat léegi ci xëyu ndaw yi nga xam ne président bi wax na ko xëyu ndaw ñi nag maanaam léegi sama xalaat ci loolu mooy li feek maanaam léegi bàyyiwuñ jëggaani bi nga xam ne léegi moo lañu jëggaani ci yeneen réew yi pour xëyu ndaw yi mën a taxaw léegi dafay jafe lool kon il faut que li nga xam ne moom lañ am muy bay ak yokkandoru lépp lu ñu dundee ñu fas yéene maanaam léegi di ko bay ci réew mi bu waa léegi
ndaw ñi danañ am xëy te it maanaam léegi dund gi dana yomb te it maanaam léegi sunu dund dana jàppane comme ni nga xam ni moom la ko waykat bi waxoon ne balaa suñu réewee jot réew yi ko nekk lam faree dafay am xelum rafetal ko ngir yàlla bañ lore